الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di leen dalal seen émission changement et ramadan mu nekk émission boo xam ne dañ koy gunge weeru koor bi mu doon émission boo xamante ni aussi suñu jubluwaay ci émission bi rek mooy suñ ci jóge ci koor gi incha allah ñu jóge ci avec beneen état d'esprit bu bees am benn déclic boo xamante ni dinañu mën a permettre tey suñu dund mën a am ay changement suñu dund mën a ñoom loolu moo waraloon ñu taxawoon ci ay tomb yu am solo bokkoon na ci ñu xam leen ni changement kenn mënu koo defal kenn mooy yow yaay jël décision pour mën a changer man ma jël décision pour changer su ko defee buñ ko defee rek ñu dajee ci dëkk bi am dëkk bu ñoom ñu taxawoon aussi ci ay tomb suñu diggante ak islam ban rôle lañ ci war a jouer suñu diggante ak alxuraanu karim ji nga xamante ni moom la subhanahu wa taala wàccee ci ñun ban rôle lañ ci war a jouer suñu diggante aussi ak tarixa yi nga xamante ni ku nekk ci ñun yaa ngi ci moo xam muy tarixa wala jamaaya boo mën a nekk ban rôle nga fa war a jouer parce que suñu boroom indiwuñu fi rek pour ñu nekk ay nit ñu simple nit ñoo xam ni ay nit ñu ordinaire lañ dund gu ordinaire liggéey bu ordinaire am diplôme yu ordinaire am kër gu ordinaire jabar ju ordinaire doom yu ordinaire dee gu ordinaire ñu fàtte ñu ordinaire donc loolu taxul ñu ñëw ci kaw suuf li tax subhanahu wa taala indi ñu ci kaw suuf mooy nan la ñuy fexe ba bàyyi suñuy empreinte pour ñu mën a bàyyi suñuy empreinte nag il faut ñu am benn état d'esprit positif xam ni mën nañ ko yes we can ci kaw rek ñu gëm ko ndax subhanahu wa taala moo ni wala xad xalaqna al insaan fii ahsani taqwim jaal lakum sama wal absaara wal afida xaylan ma tadkurun kon lépp lu ñu soxla subhanahu wa taala jox nañu ko dellu waxaat ni mankat yàlla maa bind doomu aadama waaye bi mu ko bindee pay dani fa tabaarakallahu ahsana xaaliqiin kon loolu li muy wane rek mooy lépp lu ñu soxla suñu borom jox nañu ko li ci des nag décision personnelle lay doon ku nekk suñu da ngay décider yàlla jàppale la ñu taxawoon nag ci tomb bu am solo mooy leadership ndax gëm nañ ni kat su fekkee changé wuñu système bi ñuy jiitee suñu dëkk yi jàpp ma ni développement bi nga xamante ni moom la àdduna bi toll mën nañ ko am ndax jafe-jafe bi nga xam ni am nañ ko ñun Sénégal bokk na ci crise leadership ñu xamle woon ni leadership mooy capacité orienter l'équipe vers l'objectif mooy nit ki faaw mu am ay capacité maanaam ay xeeti xam-xam ak ay mën-mën ak ay jikko yuy nekk ci moom ngir mu mën a jël équipe bi nga xam ni moom la yor moo xam muy entreprise la moo xam muy daayira la moo xam muy dëkk la nit ñi mu jiite mu mën leen a jële ci état bi ñu nekk yóbbu leen ci objectif mooy jubluwaay ba mooy ñu mën a am changement maanaam leader bu fekkee tey mënta changer ñi mu jiite jële leen situation actuelle bi yóbbu leen situation bu gën kooku jarul ñu koy tudde leader parce que nag li ñu soxla mooy suñu jafe-jafe yi ñuy am di ko dund kan moo ñu ciy génnee ba teg ñu situation bu gën ci côté santé situation bu gën ci côté éducation situation bu gën ci côté économie situation bu gën ci ay jikko situation yu gën ci côté yépp donc loolu lañ soxla ku ñu ko defal ñu waxoon ni am na 1 à 2% yoo xam ni critères yooyu day nekk ci ñoom dañ koy judduwaale mu am aussi 1 à 2% yoo xamante ni ñoom aussi suñ boroom da leen a def mënuñoo jiite mu des 97 à 98% yoo xam ni faaw ñu tàggat leen pour ñu jiite loolu dafay dëppook lu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan innama naas ka ibilul mi'a laa takaadu tajid fiha rahila kon donc am na 1 à 2% yoo xam ne dañ koy judduwaale am 1 à 2% yoo xam ne ñoom mënuñoo jiite mu des 97 à 98% yoo xam ni ñoom faaw ñu tàggat leen pour ñu mën a jiite même ñi nga xam ne aussi dañ koy judduwaale day laaj aussi ñu tàggat leen ngir mën a nàmmaat loolu nga xam ne moom moo nekk ci ñoom kon loolu liñ ci sàkk woon rek mooy ñu sàkk ñu fexee wut ay bërëb yoo xam ni fa la ñuy waaje ñi nga xam ne tey ñoom ñoo war a jiite ëllëg ñu laajoon benn question ni ban jikko ak ban mën-mën maanaam ban critère ak ban compétence ak ban capacité mooy bi gën bi war a nekk ci leader loolu ay boroom xam-xam yu ñu tuddee Causa and Pontano dañ cee defoon benn recherche bi gëstu bi jël na lu mat 20 fukki at ak juróom ñëpp ci participer jullitoo chrétien woo ku gëm dara ku gëmul dara ñëpp ci participer woon parce que jëloon nañ 1,5 million personnes yoo xam ne dañ cee participer ci gëstu boobu kon nekkul woon gëstu bu ndaw 1,5 million personnes ci continent yépp ci diirub 20 fukki at ak juróom benn question rek lañ doon posé ni leader modèle njiit lu baax dëgg ban jikko la war a yor ñoom ñëpp ñoo ci bokk réponse
muy dañ ni dafa war a nekk li ñu tuddee crédibilité mooy dafa war a nekk koo xam ni as-sadiq al amin mooy koo xamante ni lépp lu mu la wax dëgg la mais koo xamante ni aussi lépp loo ko dénk boo dikkee fekkaat ko fa. gannaaw biir résultat yooyu génnee ñu defaat beneen recherche daal di jël ay experts yi nga xam ni ñoom ressources humaines ci spécialisé wu ak ñi nga xam ni ay directeurs entreprise lañ ak ay leaders ñu posé waat leen question ni leen lan mooy crédibilité ñoom ñëpp ñu dëppoo tontu ni crédibilité kat mooy koo xamante ni waxam ak jëfam ñoo yem mooy lépp lu mu wax dëgg la du wax la ko sulul noonu maa ngi jéggalu du fen maa ngi jéggalu bu baax mais nekk nit koo xam ni du fen. beneen bi mooy nekk nit koo xamante ni lépp loo ko dénk boo dikkee fekkal ko fa maanaam du lekk alalu askanam moo tax bañ ca jógee dañoo bind benn téere tudde ko the credibility donc bu njëkk bi biñ paree ci première recherche bi ci leen bind benn téere tudde ko the leadership challenge mooy al qiyaada tahaddin donc maa ngi ñaan képp koo xam ni bëgg ngaa gën a gëstu ci leadership nga lire livre boobu bi ñu paree ñu def the credibility muy ñaari téere yoo xam ni cause and point na ñoom ñoo ko bind te loolu dafay dëppoog jikko ji nga xam ni moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yoroon ci jamonoy jaahiliya ñu koy tuddee as-sadiq al amin as-sadiq mooy wax ko tu dëgg ki al amin mooy ko wóor ki mais malheureusement mooy ñaari jikko yi gën a tumuranke ci suñuy leaders yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñi ëpp ci leaders yi du ma ne ñëpp mais ñi ci ëpp wax buñ la waxoon bokkut ak li ñuy jëfe waxu campagne waxu nangam waxet dem ba waxet nekk loo xamante ni lu ñuy bàkkoo la xale yi sax di ko fowee ndax lan moo tax ñi ñuy jiite bu fekkee tey seeni kàddu moo këyitu suukar ñoom ñoo yem lu ñu wax tey bu subaa ñu génnaat ci mel ni luy seey donc loolu jàppwuñ ko njiit nañ ci bàyyi wat xel bu baax a baax te loolu bokk na ci jikko yi nga xam ne alxuraan da koo ŋàññi bu baax a baax li ma taquluuna maa laa taf'aluun kabura maqtan inda allah ni bàkkaar bu mag mi ngi nii wax saw askan loo xamante ni gëmoo ko wax saw askan loo xam ni du dëgg loolu bokkul ci jikko ji nga xamante ni njiit war na koo yor yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko laajee ni ko lan mooy màndargay naafiq daani iza haddasa kadhaba mooy su waxee wax na lu dul dëgg maanaam day fen ci ay kàddoom jéggulu ci kàddu gi wa iza tumina xaana soo ko wóoloo ba dénk ko sa alal boo dikkee doo ko fekkaat da koy lekk donc ñaari jikko yi ku mu nekk ci yow naafiq nga te malheureusement tey sénégalais yi seen xel ñaaw torop ci seeni njiit ba barki demoo njaay rek bi corona bi amee bi nee dañuy jox ndimbal li askan wi yëpp wax mooy est-ce que dina agsi ci askan wi ndax lan moo tax ndax jàpp nañ ni kat ñi nga xam ne ñoo ñu jiite lépp lu jaar ci seeni loxo rek il faut ñu jéem cee maccaatu dara loolu yaakaar naa waruñu koo yare aw askan idéologie boobu waruñu koo def ci aw askan ci kew xamante ni tey ci ay situation yu baax lan la teg di la fay salaire bu baax di la jox ay pencum yu baax sa essence ñu yor ko sa ndox ñu yor ko sa courant ñu yor ko sa lépp ñu gàddul la ko lillaahi wa rasuli li nga xamante ni néew ji doole yi ñoom ñoo ko moom nga mën leen koo bàyyee man damay ruslu Sénégal ci jamonoy corona yi nga xam ne ñi am ak ñi amul ASC yi ñëpp a ngi jéem a cotiser di xool nan la ñuy solidarité nan la ñuy jàppale ba ku nekk mën a jàppale sa morom xalifa généraux yi def appel bi Sëñ Muntaxa joxe ci benn misaal jël 200 millions teg ñeneen nag ñeneen jël ñi amul directeur entreprise yi ñëpp jàpp ci mais mu dem ba agsi ci ay loxo ñoo xam ne ay kilifa lañ ñu war a séddale ceeb bi ñu cay laaj ay pencum naan damay jël lii damay jël la ay na dam est-ce que loolu njiit lu mat njiit dina ko def est-ce que loolu nit ko am ay valeur dina ko def nga waroon a làmb sa poos joxe defoo ko ngay xool loo ci compati donc loolu bokkut ak li nga xamante ni tey moom mooy njiit ni mu war a mel kon donc dañ ni njiit nekk na koo xamante ni lépp lu mu la wax dafa war a nuroog dëgg mais aussi lépp loo ko jox da nga ko fay fekkaat mu des nag beneen question muy naka la ñuy orienter équipe bi ngay orienter am na ay façon orientation maanaam am na ay façon yoo xam ni fa ngay jël sa équipe nga yóbbu leen fa moo xam muy sa dëkk bi nga yor moo xam muy sa entreprise bi nga jiitee moo xam muy daayira bi donc bu fekkee bëgg nga nit ñi topp la ñeenti yoon yi nga am yoon mu njëkk bi mooy communication moo tax da ngeen di gis ni bu campagne jotee nit ñi ni ñuy sonn ci les panneaux communication jël ay kii ci réseaux sociaux yi di jënd ay émissions pour rek mën a communiquer nit ñi dégg leen mën naa am sax la ñuy wax mën nañ ko bañ a gëm mën naa bañ a doon dëgg mais communication dafa bokk ci yoon yi nga xam ne nit ki da koy mën a utiliser pour ñu topp ko beneen bi mooy li ñu tuddee
at tarhib mooy menace nit ki mën nga ko menacer aussi pour mu topp la moo tax da ngeen di gis par exemple bu benn régime daanoo benn régime ñëw am ay nit ñoo xam ne dañuy transhumé lan moo tax parce que dañ leen di menacer xëy na def nañ ay loxoor yoo xam ni bu ñu toppul président boobu mën na leen a tëj ñu ñëw transhumé lan moo tax ndax menace bi moom moo tax. beneen bi mooy li ñu tuddee at targhib mooy fexe xirtal nit ki ay alal donc dik ko ay postu wala nga ñëw bu fekkee askan wi la ngay ñëw xool noo leen di convaincre jox ki téeméer ñaar téeméer ay saaku ceeb ak ay t-shirt mais ma jàpp nit ko am valeur du nangu ñu def ko loolu. nit ko am valeur dëgg du nangu kenn jënd ko nit ko am valeur dëgg ak situation boo mën a nekk war ngaa mën a gëm sa bopp xam ni subhanahu wa taala moom moo la bind te moom moo ne wala xad karam naa bani aadama waroo nangu ku la jënd di lay jox ay t-shirt di la yab ci ay kaar jël seeni doom yóbbu ci ay situation yu baax ñoom ñu jàngi ñun ñuy accepter loolu jël suñu yaay yi di leen këll-këllee chaque jour loolu ku nekk ci ñun yooyu yaa ko war a prendre sa décision personnelle ngir loolu changer bu fekkee tey dëkk bëgg nañ mu changer man nee naa leen benn signe lay xool benn signe rek lay xaar pour xam ni Sénégal pare na pour décoller mooy saa yu ñu arrêté solal nit ñi ay t-shirt di leen yab ci ay kaar bu boobaa xam naa ni kat idéologie politique bi changé na mooy nit ñi ngi xalaat ci développement mais fekk ñi ngi xalaat système politique alimentation nan la ñuy fexe ba nax nit ñi nan la ñuy fexe ba jënd leen nan la ñuy fexe ba am plus car nan la ñuy fexe ba am nangam loolu képp ku koy def xamul ni bëggoo saw askan loolu képp ku koy def xamoo ni gëmoo sa bopp loolu képp ku koy def xamoo ni yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor sa askan te ëllëg yowmal xiyaam di nga ko layoo suñu borom ñun aussi ñi nga xam ni ay jeunes lañ ñun dañoo war a taxaw bañ loolu joxoon nañ ko Serigne Touba mu bañ ko xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa tourni kulla maa xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bi wa lastu raadiyan gayra al ilmi wa diin kon nit ki dafa war a am ay valeur war a gëm boppam ak situation yoo mën a nekk lu mu metti war ngaa mën a am sa ngor ndax na nga daan dunde avant élection na nga daan dunde avant ceeb bi ñu lay jox war nga koo mën a continuer dunde te xam ni boo gëmee sa bopp góorgóorlu liggéey subhaanahu wa taala dina la wërsëgal kon ñu wàccee foofu suñu kàddu di ñaan ngeen wax ñu seen xalaat ci point bi donc ñu ngi xaar seeni commentaire laneen li aussi mooy ñi ngi sàkku ci yéen ngeen abonné mais aussi ñu yaatal te def bés bouton like ñu ngi leen sant di leen gërëm wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh